maaleykum wa rahmatullah yéen mbokki internet Daawud TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo dalal leen di amaat contentement bu baax di leen indil seen émission gan gi tey ñu dalal leen Abdou Diouf nga xam ni moom moo yor claque bi fii yoroon ay responsabilités yu bëri fii ci commune bu Thiénaba sans pour bañ a monopoliser cadre bi lu bëri dañ koy jox mu nuyoo def présentation am ci 2 minutes. Grand Abdou nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay fay Cheikh di kontaan bu baax ci surprise bi ngeen def di leen di ñaanal aussi que yàlla yokku leen di nuyu nag bu baax a baax suñu maam suñu sëriñ Baye Abdourahim Seck di ko ñaanal yàlla wér ak gudd gu fan yàlla woyofal yan bi ci kawam di ñaanal ci suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane Seck yal na yàlla yokk ay leeram yal na yàlla taaf nu ci barkeem ñu ngi nuyu aussi ñëpp ñoo xamante ne si ne ay imam lañu yu nekk ci commune bi di ko commencé ci suñu imamu rapide bi Thiénaba di nuyu aussi ñi nga xamante ni mooy chef de village yu Thiénaba ak chef de village yëpp ginnaaw bu ma nuyoo nag suñu kilifa suñu gétt di le sous-préfet de Thiénaba teg ci nag suñu jaraaf dëkk di suñu maire de monsieur le maire Talla Diagne di nuyu képp koo xam ne conseiller nga di nuyu aussi jeunesse su Thiénaba bi yëpp di nuyu aussi suñu yaay yëpp ak képp koo xamante ne si ne daal yaa ngi ci commune bi ñu ngi lay nuyu di leen baalu àq na ñoom ñëpp ci weer wi nga xam ne moom lañ nekk muy weeru Ramadan di ñaan yàlla lépp luñ ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu yal nañu yàlla defal ak yokkute waaye yal nañu yàlla defal tawféex defal nu ak mucc baal nu suñu bàkkaar yëpp moom la ñuy ñaan yàlla di kontaan bu baax nag ci dalal leen fii ci seen émission bi merci. jërëjëf sëñ Abdou léegi pour démarrer émission bi rek xam naa dañ lay laaj lan mooy sa relation ak Abdou Gningue parce que ku ne xam na ni yaakaar naa ni su ma juumalee samay information ci moom nga ndoortoolee sa dugg ci politique su ma juumalee waaw lan moo waral sa ànd ak Abdou Gningue. waaw Abdou Gningue yàlla moo ñu boole rek mu gis ma amoon ci man benn vision bi man tamit ma gis ne ku amoon vision la ci doxalinam man it ma am opté woon pour def politique ma ànd ak moom ñu conquérir localité bi yàlla may ñu ko xam nga politique moom gis-gisin la donc ay gis-gis la kenn ku nekk ak ni nga jàppe ne nii moo gëne donc su yàlla dogalee ngeen bokku gis-gis boobu pour ngeen ànd dafay yomb loolu nag ça n'a rien à voir ak suñuy relation personnelle suñu xaritoo suñu amitié suñu nangam en plus politique locale dafa différencier ak politique nationale bi il faut que nit ñi distinguer loolu maanaam fi mu ne ñun bu ñu bokkee nekkee localité bi maa Cheikh mën nañoo bañ a bokk parti mais mën naa gis na Cheikh est le candidat idéal su fekkee développement rek moo ma ñor damay képp sama parti boobu favoriser Cheikh pour que ñun développement bi ñu bëgg ñu mën koo am et c'est la même lecture boobu moom la sama rakk ji am Thiénaba Horizon ak Ibrahima ak Khalifa vous avez vu que ne dafay wax ne amul parti du couleuru parti du couleuru nangam du couleuru nangam bien qu'on fait la politique bi de politique localité bi ci boppam parce que parti yi dafa am lu ñuy conquérir muy le niveau national ñun donc dafa am lu ñuy intérêt mooy suñu niveau local suñu ñëwee ci niveau local bi il faut ñu xool ñan ñoo xamante ni ñooy idéal par rapport ak loolu pour mën koo yor mu jëmee kanam ñu mën a ànd ak ñoom ci vision localité bi parce que mën na maa xam ne yow tu es le candidat idéal au niveau local mais sa candidat yow au niveau national doyu ma man en ce moment dama koy concurrence ji ak yow mais lii collectivité locale la beneen statut la il faut que ñu xool ki nga xamante ne si ne moom la profil méngoo ak développement bi ñu soxla ci Thiénaba bu boobaa nag intérêt parti yi buñ ko tegul na le duñ fi d'ailleurs li muy jur mooy da nga fiy teg ba teg fi loo bëggul parce que ci par loo nga koy tegee mais et non pas nga teg ko ci benn objectivité loo koo xamante ne si wóor na leen ni kii moom xam na fii xam na décentralisation xam na dëkk bi
am na volonté bi am na vision bi su matul lu dul nga teg ko ci parlooy parti da nga fiy teg ba teg fi loo bëggul te bu boobaa da nga koy subir non seulement di nga ko subir bu dee affaire parti la parti bi la ci fekk si parti bi la ci fekk si parce que parti kenn dénk ko localité bi donc suñu intérêt parti national yi ça n'a rien à voir ak suñu localité dëkk nañuy xool ki nga xam ne moo ko man méngoog moom ñu jox ko te dooleel ko au niveau la ko ma neexee conseil municipal bi y a énormément de partis bu fekkee nag seen parti yooyu day fay ci biir conseil municipal bi conseil bi du mas a dem ñii di kas ñii di suul lay doon te li koy indi mooy ñàkk vision donc la ma gisoon ci Abdou Gningue mooy vision bu claire boo xamante ne seeni jàpp naa ne su ko doxalee yàlla mën naa def Thiénaba jëm ci kanam ba ñun ñi nga xam ne boobu ay ndaw lañ ñu mën a am liggéey wala ñu mën a am développement mën a am bokk au niveau de Thiénaba bi ma ñëwee ci moom it yàlla dimbali na ma ba defe naa ne ku ne xam na ne fu ma ko war a teg rek teg naa ko fa. dëgg la. jàpp naa ci sama kéemtu lay kattan bëgg naa aussi moom it xam na ko parce que ba tey jii relation yi ñu amoon na mu rafete woon ba démb noonu la rafete tey jii liggéey bi ñu boole woon tamit na ma ko rafete loon démb noonu laa ko maintenir ba tey au moins moom benn xaar ma yàlla amu ko ak man saa yi bu ñëwee fii dina ma woo téléphone dina waxtaan ak man ci nu ma gisee ak na ma gisee ñu waxtaan ci suñuy diggantey mbokk donte ne bokkuñu parti politique parce que nee naa la bi ma fiy dugg duggewuma en tant que parti dama dugg en tant que ku bëgg développement ci dëkk bi ma gis ne am na vision bi ma ne naa ànd ak moom kii gis naa ne peut-être ku ànd ak moom mën nañ cee gis ëllëg njariñ. kon daal bu ñu déggee ni ngay waxee daal bu ñu ko doon résumé tey objectif nga àndoon ak moom quoi. tout à fait. est-ce que objectif boobu noonu nga àndoon moom ndax atteindre ngeen ko wala dafa am lu leen gàllankoor ci biir. waa xam nga atteindre nañ ci le maximum parce que dinaay wax toujours ne processus décentralisation processus la processus bi dafa am yu bari yu mu laaj développement aussi dafa am fu muy tegu pour nga développer il faut yu bëree bëri donc nag kenn ku ne da ngay ñëw jéem ci benn côté ba li nga man soo ko joyante beneen parce que munoo jékki-jékki rek lépp rose c'est pas possible mais nag ngay jéem gis naa ne doon na jéem li tax nag communes yi très souvent ñi koy jël seen 5 ans yu njëkk yëpp mu difficile ci ñoom mooy avant ñuy jël communes yi dañ dul xam lan mooy commune benn ñaara ba ci des duñu xam population bi lan la du ñu xam aussi tolluwaayu commune bi mooy waral soo ko jël nga naan bu ma ñëwee dinaa def nangam boo ñëwee ñu lay xoolee loolu doo ca àgg parce que xamoo réalité yi commune bi dëgg léegi nag boo ñu egsee nag ci condition yooyu da ngay mujj di jàng nag commune bi temps boobu nag lañ dul am patience boobu aussi amuñu ko léegi dafay li muy jur mooy réalisation yi mun na yeex donc mun na parce que dafay laaj yu bëree bëri donc loolu nag muy laaj te fekk yow préparé woo ko woon xamoo woon ne lii amoon na soo ñëwee il faut nga jàngat ko ni très souvent ñiy demandé commune bi yëpp réalité commune bi xamuñu ko maanaam du question xamuñu dëkk bee dëkk bële nangam mais dafa am lu nekk ci suuf même dem na ba ci président de la république. am na commune bi doxee quoi. tout à fait dem na ba ci président de la république. fi mu ne mën ngaa ñëw di bëgg réew mi lu ne nga wax ko. mais heure boo jëlee réew mi réalité yi réew mi moo lay imposer doxee nu ngay dox ak parce que lu ne da ciy lonku yu ne daf ciy lonku yooyu nag soo leen xamul ba jël ko it le temps que nga koy xam pour mën ko dévier wala nga mën ko tii dafay jël temps day jafe day desanteeg juste sa fin mandat day mat foofu nag moo leen di métti ba buñ ci jógee kenn ku ne da nga diiruwaat pour ne bu doon démb doon tey parce que di nga xippi ci diggante bi di nga ci xippi ci yu bare mais en tout cas vraiment am na ay qualité yu bari ndax lu mu bon am na ñu bari ñoo xam ne tey jii ci moom ci kayam jaar nañ ci am liggéey am na ci ñoo xamante ni si ci kayam jaar nañ ci am ay financement yu solide yoo xamante ni si ñu ngi am na ay écoles yu bari yoo xam ne moom moo ko créé bon am addition doomu moom li mu ci def maradéchi bi donc mun nañoo wax ne mi ngi woon ci voie bi
ngi woon ci voie bi surtout ces 3 dernières années vraiment au niveau budgétaire parce que nit ko aussi lu muy wax rek na wax aqulaay taalaam dox na ci doxeen boo xamante ne si ne vraiment c'est à saluer donc nag nit nag li mu man rek fa la jëfam di toll waaw donc maa ngi koy nuyu de passage di ko remercier bu baax parce que moom day daf ma jàppe comme doomam mu nga très souvent damay wax ne man commune bi li tax sama nekk fi neex mooy ñëpp samay baay lañ j'ai tout le monde man ay baay ki frère ki sœur rek laa am ci commune bi conseil yeeg ñëpp nag donc loolu daf ma permettre à ce que lu bare bare yomb ci man maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. dëgg la dëgg gis nañ ni nag ku la joxoon nopp la quoi ngeen doon ànd di liggéey ba ni mandaam jeexee mais ku gis diggante Abdou Gningue ak gis diggante Talla Diagne ni mu mel quoi. classico la ñu gis moment bi Abdou Gningue nekkee ci pouvoir bi ba jógee fi dañ la gis ni da nga dem nga ànd ak Talla Diagne. loolu lan moo la yóbbu ci loolu maanaam. waaw xam nga toujours li may wax mooy sànq li ma lay wax rek soo nekkee ndaw nekk ci ab gox nga am utilité yàlla moo koy maye c'est pas à la portée de tout le monde ku yàlla baaxee rek nga koy am nga am ci ñu am ci yow yaakaar te nga war a participer ci développement kii boobu day am nag yu lay tënk yàlla dafa dogal Abdou Gningue bi ma koy xam man ak moom Talla Diagne ñoo daan ànd Abdou Gningue ak Talla Diagne mi yeeg Thione Diop ak ñoom Baye Cissé ñun ñëpp man li sama yaay dafa nekkoon conseil li ko génne ci conseil ba ko génne pour man ma mën a dugg Baye Talla Diagne mii la pour ma mën a dugg nekk conseiller pour ñu mën a jàppale Abdou Gningue muy dem pour vous dire gis nga très souvent damay dégg ñu naan président nee na ko gaynde nga am gis nga maa ko njëkk a félicité gaynde ci xadaram ci maire waaw ci xadaram ci suñu kii boobu suñu campagne boobu ñoo def en 2009 ndax dafay demee ak xadar waaw lu muy dugg da ciy dugg ba mu jeex donc pour wax la rek na la ñoo pour confirmer la seenu ànd ak suñu ànd ñun ñëpp ñoo ko bokkoon ànd bi mu demee ba gisatul moom peut-être boppam walla xalaat na ne peut-être daal moom dafa war a génn wuti kiyam loolu laa ko génn mu dem moom wuti waat Kébé ñun dañu continuer woon ci benn dynamique boobu ñu yoroon au niveau local bi mu fi jógee it mu xool ne peut-être parce que booba mi ngi fi woon moo nekkoon deuxième adjoint Abdou Gningue kon fi lañ bokk nekk kon xam na man naka laa fi nekkee woon mu jàpp ne kon war nañoo mën a ànd liggéey kon woowuma ci politique parce que il faut ñu ko dis ñu xàmmee affaire yi woowuma ci politique parce que bokkuñu woon parti même Abdou Gningue moom bokkuñu woon parti man ci affilié wu mu woon ci benn parti ci li ma la wax rek vision rek la woon wala kii bu may am rek ci nit ki après ma xam ne bu ma ko jàppalee ma am yaakaar ci bu ma ko jàppalee war naa mën a dox. mais gis nañ ci ay campagne yu doon génne ci ba da nga daan ànd ci ginnaaw même microcentral bi yaa ko daan waaw dinaa ñëw ci Talla Diagne ak microcentral yooyu ngay wax dinaa ci ñëw donc bi ñu ñëwee mu gis ne war nañoo mën a ànd liggéey mu woo ma ci cadre liggéey boobu ma fekk si ko ci cadre liggéey boobu ba may dem nag damaa tàggu sax nag Abdou Gningue parce que sama papa la daf may digal lu bari Talla Diagne mii sama papa la daf may digal di ma tere ci yu bari li nga très souvent su ma jàkkaarloo ak ñoom sax ñuy wax benn affaire da nga gis sama rongoñ toog du question ci li ñuy kii mais man su ma nit defalee ma nit tegee fenn fi rek dafay am fu may féete ci sama xol donte ne jamono dina ñëwee nu ne du tee loolu day des ci man voilà maire bi ñu dikkee nag di liggéey ma ne ma changer stratégie politique daal di ànd ak ñoom Babacar ak ñooñu ñu former benn mouvement ça c'était juste su li ma lay wax ci vision Mbaye Dione moo amoon benn intention pour nekk député au niveau départemental et ñu gis ne def na effort yu bari au niveau local même fi Thiénaba gi
monsieur Mbaye Dione même école yi mu leen di fournir yu bëree bëri ñu ne peut-être parce que ñun amaguñu benn député bu nu amal njariñ. dëgg la man bokk man maa ko man gisaguma man ci député yi man ñii nii. gisuma député bu nu ci amal njariñ. Talla Seck jàmbaar la woon. non député yii fi nekk laa. yii fi nekk Talla Baye Talla dinaa ñëw ci moom. xam nga dañuy duggul parce que Baye Talla man ci moom laa jàngee administration locale lu bari. lu bari. mu nekk référence ci man nag. ci catégorie gu bari nag ci lu bari. parce que gis naa même bi mu demee. man dama sob dama bëgg gëstu xam-xam. mu bëgg a xam. gis ngay res yi mu fi bàyyi woon. même yi nga xam ne dañ leen yóbbu woon poubelle. j'ai allé récupérer ça. pour xam parce que nee naa sànq soo fiy digg da nga fiy dugg te xamoo. ni mu fi def làmbatu nga fiy nekkee. dëgg la ci pour que nga làmbatu yenn day metti am na ay dix yu mu yoroon dix yu ndaw da ko sànni woon balet ma. yooyu yëpp dama ko dem récupérer ci laa amee approche bi ma am ci gestion communautaire. pour wax la rek. te ba léegi ni damay jékki-jékki rocce ko dugg ci moom laaj ko ay quelques questions yoo xam ne man sama diggante la moom man ak moom pour dama la sànq ne la man ñëpp samay bàyyi lañ. dëgg la loolu sama point fort la quoi. donc bi ñu dikkee. ñu devenir ci Mbaye ak Talla. léegi bi ñu dikkee. bi mu kii ma ne Babacar. man je pense que ne suñ jàppale woon Mbaye fi mu ne ci ñi taxaw. député yi taxaw moment boobu laa lay wax quoi. ma ne ko député yi taxaw nii man moom laa ci gis ku ñu amal njariñ maanaam ñi taxaw ci jamono boobu moo taxoon may wax. moom laa yaakaar ne moom bu ñu ko ci jàppalee moom mën nañu amal njariñ. dañoo war a reconstituer benn mouvement jàppale ko moom. comprends nga li ma la wax léegi Mbaye yàlla dogal mu nekk kii mu génnoon pour dem demal boppam mais yàlla dogal entre temps président Macky Sall woo ko. Mbaye Dione ñu waxtaan ba déggoo ci ay ci seenu doxalin mu ñëwaat ñaan ne ma kon nag man dama bokkan fee te bokk naa benn bokk yaakaar te waxtaan naa ak président yéen samay nit ngeen su ma sañoon ngeen jàppale ma man tamit ngeen jàppale waa Benno Bokk Yaakaar comme sa AFP la bokk te AFP fait partie ci Benno Bokk Yaakaar su ma sañoon ngeen jàppale ma ne gars yi pourtant c'est pas mal parce que déjà toujours ci calcul la gis nga politique calcul rek la Benno Bokk Yaakaar kenn su quel que soit alpha fi mu ne bu fekkee moom demul jàppale Benno Bokk Yaakaar moo ëpp avantage ci commune bi que keneen. pourquoi parce que tey soo ko jàppalee au moins moom dina am reconnaissance su jàppale boobu xaj na ci au niveau local ci baree bari parce que à part moom amatuñu beneen candidat boo xamante ne seen kii te ñun ay politiciens la quel que soit alpha dañuy politique yi kon nañu xoolaat keneen koo xam jàppale Benno Bokk Yaakaar avantage ci moo gën a nekk ci ñun atu keneen ko mën a doon. ñu ne nañ ko moo tax à chaque fois ñu ñuy topp ci suñu politique da nga dégg ñu ne ñi àndandoo ak Mbaye Dione ñu bokk Benno Bokk Yaakaar ñoo ñëw seeti leen ñi àndandoo ak Mbaye Dione ak ñi nga xamante ne si ne ñooy waa AFP di ñoom Adama Diop ñun ñëpp ñoo bokk. ñëw tey seet si leen wala nangam c'était pour distinguer les choses donc bokkuñu woon ñun biir Benno Bokk Yaakaar bokkuñu woon dëggal biir APR mais on était dans la coalition dans la grande coalition Benno Bokk Yaakaar donc on est obligé à ce que fu mu mën a jëm te kenn ku ne am ci cër ba am ca war a dox ñun ñu jël cër communication bi peut-être ci benn kii bi Adama Diop gis nga ko Adama Diop bokkul ak maire parti maire mooy suñu leader au niveau de l'APR parce que APR la bokk tey moo jiite fii Benno Bokk Yaakaar donc ñun ñu constituer loolu pour dox loolu donc loolu ça n'a rien à voir parce que maire man woowuma ci politique ba tey damaa woo ci liggéey boobu nag ba ndëgg ni ñoo ngi koy liggéey ñoo ngi koy respecter aussi sama kémtu lay kattan man fu ma toll rek bëgg naa di def dara man je suis comme ça fu ma toll fan yii rek maa ngi ci ay recensement de sànq maa ngi la ko arrondissement bi yëpp dugg nañ fa man je suis un homme d'action laa bëgg a doon bëgguma nekk un homme de politicien. yaa ngi maire liggéey ngeen seex ci liggéey la la wooy mais jamono ji dégg naa neexoo woo leen de waaw non neexoo woo leen mooy politique. mooy politique. parce que sama papa la amuñu benn problème entre. Talla Diagne en tant que Talla Diagne et en tant Abdou Diouf en tant que Abdou Diouf je le respecte beaucoup te it nag dama ko ameel njukkal ameel ko ngërëm parce que bi ñëpp bu ko neexoon nit même bu xamee ay qualité ci man
du ma woowaat ci boppam pour ñu ànd di liggéey boobu nag mu bëgg maa ngi moom ñu def ko sama kéemtalaay kàttan dinaa ko ci jàppale. vision politique nag bokkuñu ko mooy gis-gisin bi doxalin yi bokkuñu ko. parce que man dugg ci moom daal politique yóbbu la ci liggéey moo la yóbbu ci moom. loolu la ma woowee sax waaw te ci loolu ngay dox ba léegi. tout à fait fu ma woo ci liggéey. ma def ci sama kéemtalaay kàttan ba nga defee ne sax tey jii moom rek la àndal gis nga tey jii nii su amoon benn affaire ba woo ma ne Abdou Diouf kaay. nangam ak nangam lii ak nangam lii nangam la ñuy def. la preuve depuis lors. même bu mujj bi nga xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu mbalit ak nangam mais man nga gis ma ànd ak ñoom Pape Alaaji Diop ak ñooñu ñëpp représenté mi ñu dem fu ñu dem toog fa waxtaan ak nit ñi ça c'est dans le cadre liggéey la cadre développement la il faut ñu distinguer politique bi ñuy def ak développement bi ak ñun suñu cër ci li ñu bokk kenn ku nekk di ci am cër ci li ñu bokk da nga ca war a taxaw da nga ci war a participer donc loolu devoir la ci man ma di ko def fu mu mën a toll politique bi nag bokkuñu gis-gisin bokkuñu tamit parti yu ñu nekk te politique gu local sànq maa nga la koy wax politique gu local bokkul ak politique gu national localité bi suñu yëfi bopp la il faut ñu xool profil bi nga xamante ne si c'est parce que suñu yëf la ñuy jël di ko dénkaane man am naa ci gis-gis yow am nga ci gis-gis il faut que ñu boole suñu lëkkale suñuy doole mutualiser suñuy force pour que suñu commune dox sinon buñ ko bàyyee nit pour parloo wala bàyyee kook nit ngir mu yàqule ñii dañuy gas ñii di suul dong lay doon du ma sa dem fenn man su ma gis-gis suñu bopp nag sama vision sama gis-gis suñu bopp loolu la awma ak ñoom benn xaar ma yàlla nag li ma war a liggéeyante ak ñoom moom bu ma bëggee woo bu ma soxlaa dina ma woo lu ma sant tamit yi ma def ko naa ci def sama kéem lay kàttan su dee wàllu politique di gis-gisin nag sañ damaa wax ne nii muy gisee de gisewu ma ni man nii laa gisee su ma soñee nit nii lay doxee boo loolu nag politique bee mooy doxee noonu politique mooy doxee noonu waaye du diggante bu ñu am man ak moom wala diggante boo xamante ne si ne ci suñuy biir relation administrative locale bi ñuy séq am na benn ñooxi ñaaxa ba ci am. waaw ñu ñëwaat ñu gis ni compte administratif 2018 bi ñu koy voté maire def ci teex 78 millions ñu gis ni jour bu yow yaa doon kii loolu nu ko comment dirais-je yow yaa ko doon défendre quoi yow yaa doon défendre compte administratif 2018 waaw ñu gis ni yow yaa ko doon défendre côté maire jamono di dox ba nii détournement am au niveau de la carrière du sable ñu gis ni yow bokk nga ci njëkk a taxaw dénoncer loolu noonu waaw xam nga da nga boole ñaari bu compte administratif bi du woon sax compte administratif la gars yi doon attaqué mais c'est le budget lui-même mais gisuma mën ci budget ba loolu ñuy wax li ñuy wax noonu booba gisuma ko ci kay joxañ nañu ci baaraam de mais gisuma ko man la ñoom la ñuy wax démontré wuñu ko man nu ma ko ba ma gis ko xam nga fi mu ne man aussi sama yëg-yëg maanaam sama diggante man ak sama borom laay wax ci lu ma taj su ma fekkoon damaa gis ne lii am na su ma ko mënta bañ a ba défendre ma maandu ca mais gisuma ko la ñuy wax ne peut-être lii mën na parce que budget aussi dafa am exécution budget dafa am lu ñu koy defee nee naa la boo ci duggee te comprendre ko bii léegi da nga lu ne di nga defee ne noonu la mais dafa am nu muy doxee donc la ñuy doon wax ne noonu la loolu demee man gisuma ko kon sañ naa koo défendre parce que gisuma ko benn ba ca des mooy du woon sax budget bi tey dama wax benn affaire budget man duma mas a fekkee fu ñuy nërmee le budget parce que amul sens boo xamee décentralisation nërmeel budget amul sens. léegi 78 millions yooyu ñu tudd ci maire bi loolu pour lan la. déet man 78 millions dégg ko man la démontré wuñ ko lu ma doy man. su doon ne dañoo wax ne 78 millions yi. comme nii carrière bi demee. ñu xam ne am na détournement. mais maire bi am na pouvoir d'exécution moom mooy exécuter budget bi. mu exécuter budget bi selon moom ni mu jàppee na noonu la ci ñoom démontré wuñu ma. parce que nañu génn ne nii la demee détournement moo am parce que lii ak lii la ñu xool su fekkee loolu moo am na ma taxawee woon booba kon noonu laay taxawee. su ma ko mënta bañ a taxawee sax maanaam na ma maandu. kon ñoom ñoo toog rek ñu joxe seen i chiffres ne. lañ ca wax. waaw nañ ko xam. man doyu ma gisuma ko. te man damaa lire budget nag. budget mën naa koo lire de gis nga bi ma demee ba xam ne. lii ku ci bëgg a nekk. te bëgg ci di wax da nga ci am xam-xam. damaa dellu jàngi. dëgg la. ba
ma ci demee ba xam ne lii ku ci bëgg ne da nga cee war a am xam-xam damaa dellu jàngi lañ cay wax bu mënuñoo wax a wax ba yoon topp ko. mais lan moo tax ñuy jël ay fausse information di ko teg ci deram boobu noonu te moom topp leen ci yoon ku ne xam na ni wax loo xam ni joxe information bu wérul mën nañ la topp diffamation. waa xam nga man. waaw topp ak yooyu moom la engagé moom maire. waaw mais man li nga xam ne moom laay xool man tamit li may wax nii. man la engagé. mooy man maay téye budget bi. ñu wax ma dégg. li ñuy wax ma xool ko. analyser ko. gis na man selon man lii nii amul. du lu wér daal. maanaam pour man. nañ ko jàppee. waaw man jàppewu ma man defewu ma ne. noona dina leen may yoon mayu ko wala xam nga mbir man nga koo def sax. parce que soo gisee en général. même dans les ministères et cetera en général mun pour nga gis ñu jàpp nit ci audition ci audité ko ba jàpp ko c'est extrêmement difficile parce que li muy def daf koy teg ci ay charte ak i yoon. même bu dee ne sax au fond yow jàpp nga ne am na. il faut nga mën koo justifier benn par benn boo ko mënutee justifier c'est pas la peine de le dire. même boo parce que am na yoo xamante ne si ni mën ngaa xalaat ne am na man damaa romb mën nga ñu gis fii parce que d'ailleurs ci carrière bi ñuy wax nii mën ngaa li tax lu ci bare bare ñu mën ko wax mën nañu ñu foog ko parce que ba tey lu ñuy foog rek la. lu ñuy foog la. justice joxe gu ci dara. ñu ci loxoy yoon jamono ji. waaw donc lu ñu tuuma la. li tax ñu ngay yaakaar xalaat ba wër a tuumaal mooy da nga gis oto yi jaar fii rek. waaw. budget it noonu la mën ngaa gis ne xaalis bi ñu dépensé bari na ci cabinet wala nangam wala nangam wala nangam wala mais cabinet la fa nekk mën na koo dépensé. waaw mën na koo dépensé. léegi nag ndax ni mu ko dépensé yoon la wala nangam wala nangam. loola beneen affaire la. te man sax du woon compte administratif bi moo taxoon may wax man. man bloqué budget moom laa gis ne amul sens ci commune te day yàq commune. jamono jooju ñoom dañoo bloqué woon bu budget. maanaam objectif bi. bi nga xamante ne si ne ñu ëppoon doole ci seen wax moo doon bu budget bi jàll. parce que li ñu gis ci compte bi nangam bu budget bi jàll. or que mun nañu attaquer. parce que bu fekkee yow da ngaa gis ne def na détournement y a d'autres voies. mais budget bi même boo ko téyeen tey jii nii ngeen ñëw voté wu leen budget bi mais le budget bi préfet koy xoolal boo ko quel que soit alpha budget bi day dox. kon c'est pas l'appel. beneen bi ci des mooy dafay am yu bëri yu muy yàq. bloqué budget dafa am yu bëri yu muy yàq. amul sens moo tax état bi même bu ngeen voté wul budget bi mu mujj gi da koy mujj jox maire bi mu exécuté ko ndax yàq-yàq yooyu lay bañ. donc lu ci ne bu ko maire bi defee wala nga xamoon jaarul yoon le conseil municipal bi mën nañ koo jaarale yoon et non pas ñuy bloqué li nga xamante ne si ne mooy parce que budget bi commune bi lay doxal lii doxal commune bi nag wax lu koy bloqué wala bloqué ko amul sens donte ne it mënuloo ko sax ndax boo ko defee it bu ngeen ñëwee ñaari yoon voté wu leen ko dañ koy yóbbu sous préfecture sous préfet validé ko mu exécuté ko te bu boobaa nañ ko natte woon sax la nga xamante ni sax moom nga ca amoon ci yenn atu yeeg yu bare bare pour toog assister ko xam ne lii ak lii fa nekk sax bu boobaa doo ko fekkee doo ko nanga donc xam nga kon amul benn intérêt ci yéen ñi nga xamante ne si ne yéen population bi wala yéen ñi nga xamante ne yéen ay conseil yi loolu façon gisin boobu man du ma défendre nit pour défendre personnalité nit ki wala nangam mais je défends ay idée lay def ci lay défendre mais du nit ki lay défendre ci dara wala nangam mais maire lañ ko doon wax ne dafay exécuter fii mënoon naa indi fële man loola gisuma ko man jusqu'à présent du question gisuma ko woon de jusqu'à présent su ma ko gisoon fi mu ne su ma doon xool ba xam ne lii ñuy wax nii réalité kii la nii nangam source ba lay wax waaye nag wax dëgg yàlla maire ni muy exécuter budget am wala muy exécuter budget bu ñu ko nattee ba pare jox ko da koy exécuter nu mu ko neexee de loolu mooy seen libre administration bi ñuy def waaw ñu dem ci dernière partie bi ñu dugg ci wàllum suuf si waaw tey wàllum suuf si tey boo ci amoon lenn looñ ciy leeral gis nañ Gora Ndiaye génn na def sortie def ay révélation ci côté suufu Thiénaba bi yow tey boo ñu doon wax dara ci loolu noonu mu wax ndax da nga koy appuyer ci lim wax
lu góor a wax. waaw Gora Ndiaye taxaw na jël nee na xaw ma ñaata hectare la maire jaay fii ci tool yi nekk côté Kër Mbaye Diène jël nañ ko ñun suñ chaîne dawal na ko muy Daawar TV information yi mi ngi doon jàll. jaay la wax. waa jaay parce que amoon na jaay d'après li mu wax doon naroon na ko jaay mu am problème ñu arrêté woon mais instant bi nii teg nañ fa ay borne pour di ko bëgg a borne waat. waaw xam nga Thiénaba. man d'ailleurs li may njëkk a wax mooy. il faut que ñu Thiénaba toog waxtaan. très souvent damay wax ne cadre de concertation dafa war a am ci village bu nekk. te loolu mi ngi ci code des collectivités locales bi. cadre de concertation dafay permettre ñi nga xam ne ñoo bokk li ñu bokk. ñu mën ko di waxtaanee. te Thiénaba dañu am orma. yoo xam ne. moom lañ leen xamee. moom leen état bi jox. ñu seen cër. ñu mën a am ñu am atu yu bari. te loolu li mu leen doon permettre mooy ñu mën a garder seen xarkanamu Thiénaba ñu mën koo garder. ba nga xam ne Thiénaba li muy bañ. dinañ ko mën a garder ñoom di ko bañ. loolu nag li koy may doole. mooy lépp lu Thiénaba bay def na doon waa Thiénaba koy def. bu mu doon loo xam ne. dañ koy wékk administration wala dañ koy wékk ñeneen. orma bu jooju ñu amoon. démb ak bërki démb. suñ ko bëggee garder ba nëgë ni faaw ñuy waxtaan. li ma jublu ci wax loolu mooy dégg naa lotissement yi ak yëpp ak yi ci am. waaye la gënoon ci Thiénaba ak xar kanamam boobu may wax pour mën koo garder mooy waa Thiénaba tey doon ko defal seen bopp. lotiseel seen bopp. waaw ci waxtaane ko ci lépp ba nga xamante ne si dañ ko mën a defal seen bopp même bu dee dañuy koy def en complicité ak la mairie mais mu doon loo xam ne ñoom ñoo koy porter seen bopp ndax lim leen di permettre mooy dañuy contrôler bénéficiaires yi nga xamante ne si dañuy contrôler ñi ñuy dëkkal. est-ce que waxuñu ni mairie bi da leen di bloquer ci côté kayit yi. non xam nga moo tax man la cadre de concertation loolu lépp waxtaan la rek. parce que mairie bi. population beeg fa teg. mairie bi day œuvrer pour population bi donc mairie bi lu mën a def tey loo xam ne moo gën ci population bi yàq na ko parce que population bee tax mu ne fi bu ñu créer institut local yi c'est parce que mu gën a jige population yi gën a mën a déggoog ñoom gën leen a mën a jàppale gën leen a mën a satisfaire seeni besoins loolu moo indi décentralisation bi nii sinon kon mën nañu ko woon a bàyyi ca nam nekk woon rek donc Thiénaba ak nu mu mën a mel ak nu situation bi demee fexe woon ba garder seen image boobu parce que nit ki tey bu fekkee joxoo ko këyit mayoo ko fu mu dëkk maanaam bu fekkee mayoo ko fu mu dëkk amul ci yow joxoo ko nu ko neex mel te doo ko mën a wax leen waaye bu dee tey léppam ci yow la dépendre. yaa ko jox fi mu nekk yaa ko may dafay bari lu bari loo xam ne di nga ko sañ ci moom. beneen ba ca des mooy ñi nga xamante ne si ne bu fekkee si ne ñeneen ñoo ko dagg wala nangam. la ñu ci mën a def te par exemple supposons tey ñuy dagg ko promoteur bi am ci mën na fi am 10 parcelles yoo xam ne mën na koo jaay tubaab mu ñëw def fi héberge wala mu def fi leneen boobaa doo ko mënal dara de parce que promoteur bi moom déjà su xasee ba def ko ba pare yow nga fay koy parcelle li koy intéressé rek moom mooy lim ci mën a am mais yow ndax sa dëkk bi lii la laaj wala laaju ko non moom intéressé wu ko moom li koy intéressé mooy promoteur la xaalis lay wut doxalin bu ma bañ mooy jël ay promoteur d'ailleurs même bu dee feneen sax jël ay promoteur leen fayee suuf dañuy retourner waat non seulement mën nañ ko li ma def ma la wax mën naa ne mais mën nañ ko jël sax di ko jaayaat yow sa jeunesse bi nga am lu quadrillé ni leen ko jaayee la nga xamante ni beneen bi ci des mooy suñ leen ko joxee dañ koy jaay te code bi ci boobu sax day tere ku jaay suuf te promoteur bi yi ko koy jox leer na leen da koy jaay loolu c'est kii la xam nga loolu ñaar yooyu doxuñu dañ ne suuf si benn spéculation mënuñu ko see def maanaam kenn mënu koo jaay ci dara léegi yow nga jël promoteur boo xam wóor na ne da koy jaay kon yaa ngi koy jaayloo. yaa ngi koy jaayloo waaw dëgg la comprends nga li ma la wax. léegi nag bu jaay boobu bu ñëwee ci sa kaw population parce que ñoo fa soxla li coow li bari lépp ki koy nekk ci diggante bi li mu soxla mooy jaay ko mooy am ci dara ci sa diggante yow. ak sa population bi nga xam ne ñoom nga ko war a jox donc li am solo mooy Thiénaba beneen statut la pour ñu mën a garder nag seen xar kanamu li ñu bañ mu bañ fee am li ñu bëgg mu mën a sax il faut dañu war a li gën ci ñoom mooy
ñu fexe ba lépp ñu duñ ko defal seen bopp attribution yaag lépp mu dépendre ci Thiénaba ba nga xam ne kii dugg si Thiénaba xar kanamam du yàq xar kanamu Thiénaba te loolu yaakaar naa ne parce que maire aussi quoi qu'on dise doomi Thiénaba la xañ na loolu dañ koy dollee mu bàyyi ci xel bu baax ci loolu muy Thiénaba beneen statut la ñu bàyyi xel bu baax a baax ci ëllëg ñi nga xamante ne si ne ñoom ñoo fi war a dëkk si wala ñoom la ñu war a jox parcelles yooyu nga xam ne ñu ngi dagg kantaan nag li góor a wax suuf moom heure bu ci jaay duggee jaay moom la naan la moom suuf kenn du ko jaay amul benn autorité bu am droit di jaayi suuf rawatina nag maire moom fépp ci code bi sax d'ailleurs ci code des collectivités locales heure bu ko defee dañ ko war a porter plainte heure bu ci justice jotee rek moom pare na moom donc moom su ci amee lu ko leer en tant que conseiller da ko war a def alerte ba pare dénoncer ko ba pare fexe ñu ko porter plainte loolu dañ suuf kenn du ko jaay loolu benn la ci ñaari ba ci des mooy lotissement bu am coow rek doxee leen bu jubul lotissement procédure lotissement mënut a dégg parce que projet de lotissement la ñuy wax yow jàng nga xam nga projet suñ dee wax projet lan moo ci jiitu étude de faisabilité étude de faisabilité mënuloo koo def te ñi nga xamante ne si ne d'ailleurs da projet mënuloo koo tëral te ñi nga xamante ne ñooy acteurs concernés yi regroupé woo leen kon projet de budget bi bu fekkoon seen projet de lotissement bu fekkoon seen mi ngi doxee ni mu war a doxee borom tool yi ak population bi ay complicité la ñuy doon ci biir procédure ci biir projet de lotissement bi beneen bi ci des mooy du ëmp benn conseiller parce que mun naa la wax ni mu war a demee dëgg-dëgg maanaam tey jii di population bu ñëwee def seen demande ba teg ko ci mairie bi analyser gis ne lii kat fi mu ne jot na ñu war leen a wutal ay dëkkuwaay parce que maire lu muy liggéey ngir population bi jot ci anam bu mucc ayib bu organisé loola muy rôle lu mairie bi donc bu xoolee ba gis ne demande yi kat mi ngi bari ci moom te lii lañ bëgg li bëgg-bëggu askan ngay sàkku lii lañ bëgg nga commencé def nag sa étude yow xool ñii de toll nañ ci téeméeri nit fii lañ bëgg fan laa dese fu ma leen mën a fuñ mën a amee lotissement bi nga xool fa mu nekk ñan ñoo ca doon bay parce que suuf kenn moomu ko seen mu leer ñan ñoo ko doon bay nga xool nga identifier leen ndax ñi ko doon bay amoon nañ ay délibération nga identifier leen parce que yooyu yëpp dafa am solo nga identifier leen parce que bu amee délibération soo ko désaffecté wul soo ko réaffecté ci condition yooyu mënuloo ko def délibération dogal la nit doo ko dogal tool ba mu neex la rek nga ñëw ne ko déggu naa ko. mais nag ñun dañoo gis jaayam doole bu am fii ci dëkk bi maanaam ci commune bu Thiénaba. waaw. jaayam doole. ma ëgsi naa ñëw ci loolu. léegi su fekkee si na nag léegi loolu am na. xam nga donc acteurs yëpp identifié nga leen. waaw. identifié nga aussi. li fa xew. commission domaniale bi dem nag léegi. enquête am ci ñooñu ñuy wax ne sax ñoom ñëpp ñoo ko moom ba nga xam ne lépp ki leen ngeen toog waxtaan parce que vous acteurs yi la ñoom population bi lañ seeni doom seeni jarbaat ak seeni ñoom ñooy def demande yi ak wala sax ak ñoom ñooñu kon su ngeen waxtaanee déggoo dafa war a am. dafa war a am dëgg la. am na yoon nag da leen a may ñoom ñi nga xam ne ñoo ko yoroon nga am àq boo walla ak ñoom loolu moo war a ñaan ay pourcentage ak ay nangam ak ay nangam. pourcentage yooyu normalement àq bi nga leen amal moom ngeen war a fay ba pare léegi nag soo xoolee xamoo ne mënu leen a fay àq bi par xaalis wala nangam muy indi ngeen di waxtaan pour mu doon ay parcelles wala mu doon leneen. donc loolu. bu waxtaan amul. loola du ngeen ci mën a àgg. su ko defee su ngeen defee étude de faisabilité bi yooyu ba pare. xool ko. nga wuti nag léegi nga dem defar say plan. defar say ngeen toogaat waxtaane plan yi. maanaam buñ ko defee en toute complicité. parce que loolu la laaj parce que projet la boo xamante ne si projet la d'intérêt communal. lotissement projet d'intérêt communal la. parce que intérêt commune bi la maanaam intérêt bi ñëpp la. kon intérêt bi ñëpp nag la. ñëpp ko ne ko ñëpp yëgandoo ne ko ñëpp waxtaandoo bu dara ump kenn ba nga xam ne nii ak lépp defa ngeen ko noonu nga jël loola nag léegi. ngeen ci li ngeen juboo li ngeen waxtaane li ngeen nangam léegi nag ki
am sañ-sañ pour décider c'est le conseil municipal. bu boobaa nag yow indi nga sa projet de lotissement nee nga la am nañu ay demande yu toll ci nangam waxtaan nañu gis nañ ne birib sàngam dem mën nañ ko faa def waxtaan nañu ak ñi nga xamante ni si ne ñoom ñoo fa nekkoon di fa daan seen doole nee na ñoom bu nu sañoon mu doxee nii ak nii ak nii nga ñëw soumettre ko conseil bi. conseil bi waxtaan ñoom it ne gis ne loola jaadu na la ñu waxati kii nangam conseil bi délibéré loola. te naa wax benn gis nga quand on dit bu ñuy wax délibération délimitation daa nekk ci biir mënoo délibéré te délimité woo fii ba diggante bii féete fii féete fee loolu laa bëgg tey ñu def ko moom lañ bëgg ñu def ko lotissement mu toll ci tant de parcelle conseil municipal bi gis plan bi yor plan bi valider plan bi nga soog a jël nag yóbbu sous-préfet mu approuvé nga soog a jël nag yóbbu nu mu tudd sax receveur procédure bi commencé dox nag ba ca ministre bi joxe autorisation mu soog a ñëwaat ba ci sous-préfet mu am commission distribution bi dafa am solo ay kàngam rek ñoo ci mais da koy jiite nag mais da ci ànd ak waa domaine cadastre urbanisme chef de quartier bi ñu koy defee donc chef de village bi daf ciy bokk benn conseiller waaw bi mu ciy bokk ñooña ñoom nga war a tegal lu jiitu loolu nag war ngaa jël demande yëpp jox ko waa domaine ñu xool ko su bu paree nag demande yooyu moom it ñiy distribuer yi ñi nga xam ne ñooy joxe mooy waa commission bi ma lay wax ñooñ ñooy attribuer su jaaree noonu parce que li am solo ci lotissement du caagee nag kenn waru ko bañ muy du doon mairie bi moo ko war a bañ waaye warul doon tamit borom tool yi ñoo ko war a bañ donc te it mënut a ñàkk mënul ñàkk donc ndax kër gu nekk tool bu nekk dëkk koy dàq te boo ko jotee dina ko war mais naka lañ koy doxalin bi rek mooy doon seen différence très souvent. loolu la ñuy wax souvent que ni borom tool yi ñoom duñ bañ mais ni leen di bëgg a jaayee doole. loolu lañ dul nangu c'est-à-dire projet de lutte xam nga sax ma la wax projet de lotissement il faut que les acteurs yi nga xamante ni si ñoo ko séq ñu impliqué leen ci. su doon ne projet de lotissement bi yëpp borom tool yi ak ñoom ñoo ko ànd. di ko réunir ba di ko réunion ko réunir def ba nëgëni. mais kuy wax dañ lay laaj yow mii sax da ngaa war a xam lotissement bii am. kañ lay am. nangami parcelle la ñuy dagg fan koy dagg yow mi nga xam ne sax doo conseil doo borom tool. man ñëpp ko da nga ko war a xam. sama droit la quoi. sa droit la. parce que amul secret mairie. amul secret xam nga secret mairie fan la yem. waaw ci bureau municipal bi la ñuy waxtaanee ci biir avant ñuy génne ci conseil bi diggante boobu la secret bi yem su xasee ba génne ci conseil bi c'est public. dañ ko war a taf sax ñëpp teg ci bët. parce que ay règle la ay mbir la yoo xam ne population bee ko moom. mais est-ce que ñun ñi ngi doxalee noonu. waaw nee naa la bokkuñu gis-gisin ci côté doxalin xam nga sànq rek ci wax nañ ci politique ma ne la bokkuñu gis-gisin bokkuñu doxalin dëgg la gis-gisin bokkul kenn ku ne ak ni nga gisee mais en tout cas yoon moom loolu la maye waxuma sax man sama gis-gis fi ne dama lay wax li nga xam ne loolu lay yoon di wax donc dañ ko war sax afficher nit ñi di ci teg seen bët di ko gis plan bi dañ ko war a teg ñëpp dañoo war a xam ne nangami parcelle de commune Thiénaba dagg na ko béréb sàngam zone sàngam di nangam commission bii di attribuer dañuy def procès verbal bu ñu toogee waxtaan ba kii génn kii dañuy def procès verbal boobu sous-préfet da koy valider dañoo war a xam lu ñu waxtaane nangami parcelles yii la ñuy jox moom la ñuy séddale ñi diw ñii la ñuy jox catégorie jii la ñuy jox kii la ñuy jox diggante demande yi 1000 nangam demande yi bi ñu ko trier nangami demande lañ ci mën a satisfaire nangam ak nangam kenn ku nekk xam li xew ci commune bi boromi tool nag ak borom tool yi nag ak mairie bi waruñu man jàpp naa ne su fekkee procédure bi ni mu war a doxee la doxee waruñu am benn xaarma yàlla ndax borom tool yi seeni doom ay demandé ak ñoom ñooy bëgg donc jox leen ko ñoom sax gis nga même bu doy jox la wala luñ ci war a amul ki nangam mairie bi li ko war a intéressé mooy population bi nga xam ne waa Thiénaba nañu am dëkkuwaay yi ñu soxlaa am loolu moo ko war a intéressé première kii bi la ca des mooy moom
frais de bornage yi ñu ko war a fay na ko récupérer comprendre te loolu bu ko yombalee bu ko waxtaanee borom tool yi ni ñu ko war a waxtaanee mais ñu ànd ci parce que sotti ceeg def ci lay doon. loolu lay doon. lii indi différence yi toujours très souvent ci commune yu nekk ci kii bi mooy benn duñ ko waxtaanee. kon ñi ko yoroon duñu xam noo koy doxalee ndax dina jaar ci yoon wala du jaar ci yoon. benn bi ci des mooy dañuy gis ku ca waru la am. ëppale leen ca bu boobu bu amee dafay jur leneen. wala ñu gis koo xamante ne si ne daf cay nekk lu mu ca wërta doon ndax nit ki boo ko dee defal da nga koy jiital ci li nga koy defal bëgg-bëggam population bi ngay defal jiitalal population bi seen bëgg-bëgg ci liñ bëgg nga defee ko kon coow du am. dëgg la tey bu ñu jiitaloon borom tool yi ci liñ bëgg a def. parce que borom tool yi. ñoom it bu ñu jàpp ne ñoom moom suuf si. xam nga man aussi. nga baal man je suis un peu comme ça. borom tool yi. nañu xam ne droit d'usage dañ ci am. droit d'usage moom nga am ci tool. mooy nga daan ci sa doole. kee lañ ci retour bi. population bi ñoo moom suuf si. du maire nag moo ko moom. du conseil municipal bi moo ko moom. population bi moo ko moom. kon nag population boobu. ñoom ñooy tamit demandé. kon wër tamit yi. beneen bi ma ci tëje mooy il faut conseil municipal bi jël ay responsabilités am. le conseil municipal il faut mu jël ay responsabilités am ci yu mel nii mooy suñ bëggee def dara il faut conseiller taxaw ba nga xamante ne ñoom ñëpp daañu xam lañ ca war a xam ba mën a impliquer population bi mën leen a wax lay xew. conseil yi ñu ci bëri. mais bari na conseil yoo xam ne boo leen rombee ne leen mais leen lotissement bi nangam. dañ naan la ñun xamuñu ci dara. boobu doxal leen nag. moo waral coow yi suuf yi tamit ak borom tool yi. parce que borom tool yi tamit. ñi war a xam même ci biir bu ñu xamul. ñi ci biti mënuñoo xam. dëgg la. donc man li may sant li may ñaan borom tool yi mooy. nañ ko waxtaane benn. nañ ko awala yoon it mooy seen àq nañ ko jot. nañu fexe tamit ba nga xamante ne si ne. xar kanamu Thiénaba bu ko lotissement bi yàq. ça c'est très important. mooy suñu dëkkin ni ñuy dëkkee. suñu dëkkin ñu bañ ko yàq. dëgg la jërëjëf. mais bu loolu amee. kii sàmmonte ak li ma war a sàmmonte ki nga xam ne moo koy diriger. je crois que ne ñu def ko it wàññiwul dara ndax Thiénaba soxla na ko. jeunesse bi war nañu am fu ñu dëkk. war nañu waaye nañu fexe ba. muusi jënaxi Thiénaba yi. ñu bàyyi muusi Thiénaba yi war na leen. nañ ci taxawit ba. bu mu leen romb. nañu fexe it ba bu ëllëgee. bu ko doomu Thiénaba amee ci anam boo xamante ne si ne dina metti mooy ñu jox ko ñoo xamante ne si. boo ëllëgee dañuy retourner jaay leen ko jaayeen boo xamante ne si ne. pour nga mën koo jënd mën a tabax rek. day metti ci yow mi nga xam ne xale nga yow mi nga xam ne dangaa toll ci war ko am. dëgg la loolu daal man laa ci xalaat. sama xalaat daal. loolu rek la ci. temps bi xoj nañu mais ku ne xam na ni émission bi vraiment ñi koy seetaan sax doyaluñ. mais ci 3 minutes rek. ku ne xam na ni ñu ngi jëm ci élection municipale yi. 2022 2022 la. nooy def da ngay poser candidat wala da ngay am ñoo àndal comme ni nga daan. ba xam nga élection locale nee naa la sànq. soo ngeen gisee ne. boo gisee ñoo bokkal gis-gis. war ngeen a mën a ànd dem. soo gisul ñoo bokkal gis-gis nag. war ngaa mën a jéngu dem. loo amee nga xam ne lii mooy sa gis-gis moom lañ la cërale. ñun jàpp nañu ne. ñun suñu mouvement. dañuy dem élection ñun locale. ça ne veut pas dire que ne nag duñu coaliser ji wala duñu nangam. mais daal suñu intention mooy dem conquérir yi commune bi suñu ko yàlla joxee ñu xam ne yàlla jox nañu ko bu ñu ko yàlla joxul it ñu continuer nekk woon mooy continuer di participer ci développement commune bi. mais seen mouvement boobu gaa yaa ngi yëngatu gaa yi xam nañ leen mais ñoom tey bu ñu doon wax sa mouvement boo ko doon wax ñu ci bëri duñu xam parce que yëngatu wuñ quoi. waaw xam nga politique nag. surtout pour politique localité yi. dafa xaw a doy waar. ndax ni nit ñi di politiquer. ci waxante ak defante. ñun dañu amewul boobu gis-gisin. ñun dañu bëgg rek di waxtaan ak nit ñi. suñu xalaat. fu ñu dem. dañuy dem ci dëkk yi de. dëkk bu ñu dem dañuy toog wax la ne ñun de
soo gisee bokku ñoom ñi ko yor gis-gisin lii ak lii lañ yaakaar na mooy gis-gisin bu baax dañoo defee ne bu ñu defee nii def nii moo doon gën waxtaane loolu ñu waxtaane ko nga fas ñu dem loolu lañ gëm amaa nag politique aérien bii nit ñi di def nii ñun jàpp nañu ne du luy defar xam nga fi mu ne bari na luy yàqu ci commune yi nga gis li ko yàq rek mooy ni ko nit ko jotee su fekkee si ne dama ñëw investir xaalis bu weex tal pour jot commune bi xam nga salaire kii bi ñaata la 300000 classe salaire maire bi 300000 ku mu jaral nga perte plus de 50 millions am na leneen loo ci yaakaar waaw mooy li may si sax ba ci sa oto mbalit bi ñu may tey pour wax la ne conseil municipal u Thiénaba responsabilité yi ñu war a jël moo des te commune de su ko jiite di ko yor ko ci sa xalaat dafa am ci lu muy tënku ca xalaatul lu muy tënku ca nga koy dépendre li yoon wax mooy ëpp luñ la may wala luñ la sarax balaa nga koy nangu na conseil municipal moo koy nangu waaye du maire moo koy nangu. maire en personne déedéet c'est le conseil municipal. gis nañu maire moom moo dem. gis nga soo ko wax sax dañ naan peut-être daf ko day contre wala day nang maanaam déedéet. du loolu de maanaam mbir boo ko jaaralewul yoon. ëllëg pour nga mën cee dégg leneen dafay yomb maanaam kii dañoo wax ne nii la war a jaarale ko noonu. maanaam tey jii gis nga même bu dee fonds de dotation la fonds de concours xam nga état bi moo lay may xaalis ne la def ko fi pourtant da nga koy voté pour mu soog a mën a dugg sëriñ bi bu ñëwee di la may oto mbalit bind ne ma damay den di yéen waa conseil municipal lu Thiénaba dama bëgg a jël oto bi def ko ci seen disposition noonu la war a tëddee teg ko ci seen disposition jox ko commune bi lettre boobu ñu woo la conseil municipal ñu exécuté parce que boobu dina la wax conditions yi mu koy joxee fi mu ne parce que bii lettre bi na dama leen koy jox gratuitement wala dama leen koy jox ngeen def nii wala dama nu ne mën na ne demee damay wax rek mën na ne demee pour wax la ne doxali dama laa bëgg a wax conseil municipal bi responsabilité yi ñu war a jël léegi nag bu ñëwee conseil municipal bi siège ci suy nangu moom moo war a nangu yow maire bi nga dem jëli le conseil municipal bi moom moo lay wax li ngay def et non pas yow yaay def ñëw wax ko li muy def su ko defee yow su boobaa nga dem jëli sa nga ñoom waxtaan nañ ko parce que tey li tax loolu di am mooy carburant bi oto bi di jël conseil kii bi municipalité bee koy def sama dërëm la sa dërëm la dërëmu kële la dërëmu waa jaayeen la dërëmu maanaam loolu donc ci ban anam lañ koy jëlee suñ ko jëlee ci ban xaalis lañ koy yore ka koy yor ci na ko lañ koy fay dafa dépendre ci conseil municipal bi kon conseil municipal boobu bala ngay jël moo la ñuy wax dotation ak lekk dotation kii nu mu tudd sax kii maa ngi kii fonds dotation yi may wax léegi maanaam luñ la may ak luñ la sarax ñoo yem bala nga koy nangu ak lu mu baax bala nga koy nangu conseil municipal bi mooy nangu parce que yow du yow dañ lay def loo donc ki lay def loo laaj ko ba xam dina ko jëlam déet li tax may wax loolu waxuma ko pour oto mbalit bi ñu may de parce que dara gënu ko te it dafa ñëw ci moment bi mu war a ñëwee te it nag kenn du ko rejeté waaye doon na rafetlu ci doxalin ni mu war a doxee mu doxee ne ba nga xam ne ñëpp dinañ ko yëg ba kenn ku ne xalaatam man cee xel li ba doxalin wi gën a mën a dox loola lañ koy doyee moo tax ñu ne na nga ko indi ci conseil municipal bi ñu adapté ko ba pare soo ko xool nu ñu koy doxalee doxalin day gën a mucc ayib loolu day dikk ba ci tool yi ni maire wax ni moom noonu lañ koy doxalee noo ko gisee par exemple kër bu nekk chaque mois da ngay joxe 1000 francs waaw loolu la ñuy wax ku joxewul oto bi du jël sa mbalit quoi en public waaw xam nga xam nga na ma yàlla baal mais xoolal loolu la ñuy wax toom dafa war ñëpp a war a fay kër gu ne dafa war a fay 1000 francs ménage sax ménage bu ne dafa war a fay 1000 francs ci jëlu mbalit mi quoi ci jëlu mbalit mi loolu taxe la boo xam ne dañ ko war di fay amaa nag sanctionné yu si parce que lépp luy kii tamit dina am sanction mënu cee ñàkk waaye lu mu ci mën a doon na doon conseil municipal bi moo koy décider léegi nag su conseil municipal décider mbir loola moom maire da koy doxal ci ni mu ko war a doxalee
ay nag suñu dëkkin am na yu bari yoo xamante ne si ne daal dañ ko war a waxtaane daal. dégg kontaan nañu bu baax grand Abdou. léegi kon da ngay def si dernier mot rek ñu tàggatoo xam naa temps bi jeex na. ñu ngi ko signalé. sant leen nag bu baax. vraiment ci seet si bi ngeen ma seet si tey. di leen gërëm tamit bu baax a baax a baax. di ñaan yàlla aussi lépp loo xamante ne si ne yéen a ngi koy mébét ci lu baax ci lu rafet ci dëkk bi. yàlla na leen ci yàlla jàppale. amiin yaa rabbi. di jéggalu nag ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu bu dee wax nañ loo xam ne safaan la. yàlla xam na ne ñun duñuy jubluwuñu ko ci. su dee ne it juum nañu. nañu ñu baal. su dee ne it wax nañu loo xamante ne si ne du noona ci seen xel yu rafet. yàlla nañ ñu ko mottalil. loolu daal la ñuy ñaan di sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp nag ci koor gi. di ñaan yàlla na yàlla defal mu jàmm. def Thiénaba jàmm def ko ci Sénégal def ko ci àdduna bi yëpp. di nuyuwaat encore une fois suñu sëriñ Baye Abdourahim Seck di ko ñaanal wér ak gudd gu fan waaye yàlla woyefal mission bi ci kawam. di leen gërëmaat encore une fois. gërëm Thiénaba Seck yëpp. yàlla defal leen jàmm. lan nga wax Daawur TV. moom Daawur TV ci laa ne. ñaan yi nga ñaan yëpp Daawur TV laa koy ñaanal parce que. ñi koy seetaan ci YouTube. may leen di wax ne ñu gën a abonné nag. waaw surtout. parce que ay xale ñoo ci nekk. di góorgóorlu. parce que vous êtes des étudiants. mënoon ngeen a toog di xaar. mënoon ngeen a wut defi leneen. mais vous œuvrez pour le développement de votre localité. fexe ba créer dara. te gis nga création d'emploi yi ñuy wax ni kenn mënut a créer ñëpp emploi c'est pas possible mais opportunité bi environnement bi mun nañ ko defar ba kenn ku ne di nga am possibilité créer dara nekk ca mais loolu nag jom da cee am solo jom fulla fayda ci li ngay def te lii jom la fulla la fayda la bu ngeen ne woon yott di xaar mën naa am lu yëpp du ngeen fi egsi donc nit ñi tamit noonu la ñu war a jàppalee ñi nga xamante ne si ne ñoo nekk ci seen suuf tey bëri ngir développer dañ leen a war a jàppale donc ne ñëpp abonné tey partagé te it nag lu di leen jàppale ci information yi parce que nit aussi da nga koy jàppale ci la may liggéey waaw lu ko defee lépp loo xamante ne si jàpp nañu ne lu ñu war a yëg wala ñu nàngam bala ñuy jëli yeneen ci yoo xam ne daanaka du sunu ñuñ ñu jël sunu ñuñ nag affaire bi yem ci suñu ñuñ mun daa xam nga luy sama philosophie jinaxi Thiénaba yi na ko muusi Thiénaba yi war na rek jinaxi Thiénaba yi na ko muusi Thiénaba yi wuti kese waaw jërë ngeen jëf émission gan gi la woon ñu ànd kook Abdou Diouf waaw kon duñ def lu dul jox leen dig daje ba yeneen i jamono incha allah jaa ngeen jëf